jangeen jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi njiitu réew Macky Sall taxaw na ngir dekkilaat kon tournée économique yi mu nam amal ci biir diwaan yi lee ñaar fukki fan ak juróom-ñett jàpp fanweeri fan ak benn ci la fas yéene dugg ci àll bi lee mais sa baabu di ko xam ni xam-xam dama ci wàllu koom-koom ni jafe-jafe yi askan wi dinu taxu koy jóg ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ni moom la ci indi sagar da ngay xeeñ ca cité Lobar Fall nekk fële ci diwaanu Pikine askan ñoo boole wàcc ci mbedd mi di ñaawlu seen gox bi ñu bëgg a soppi def ko arrêt ak ay parking auto la ñuy bëgg mooy soppi seen dëkk bi def ko mënul dëkkuwaay def ko ay mënul dëkkuwaay wuy yëg sàcc yi waaye loolu moom duñ ko nangu ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom lañ ci indi ba tey ci wàllu xibaar lu jëm ci wàllu émigration gi nga xam ne lañ demee ko jamono ji ki nga xam moom moo di Mor Kane yëkkati na ay kàddam kon daal ci addu moom dafa jàpp ne échec la boo xam ne ni am nañ ko jëmale ko ci politique ndaw ñi ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yi nga xam moom lañ ci indi jafe-jafe sax adduna bi moo tax jamono ji ndaw yi ci bare daw utilise ci téléfilm yi de yaakaar ne buñ fa demee daañ fa am lu mën a jàpp waaye mbir yi demewul noonu ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg reportage gi ci soxna Ndiaka Mbaye def ba mbokk li daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi sagar ngay xeeñ fële ci cité Lobar Fall nekk foofee ci diwaanu Pikine askan ñoo boor wàcc ci mbedd bi di ñaawlu seen gox bi nga xam ne ni dañ ko bëgg soppi def ko arrêt ak ay parking auto la ñu bëgg daal mooy soppi seen dëkkuwaay bi def ko mënoon dëkkuwaay wuyeeg sàcc yi waaye loolu moom duñu ko nangu ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Théodore Semedo. dañu defoon pont bi ni dañuy dégager circulation bi ñëw ni dañ fiy def arrêt te yaa am na arrêt bu nekk à même pas 100 mètres suñ ko defee rek dañ ko daj buñ ci góobee gar arrêt bii du fi am tant que ñu ngi dund ak ñun waa cité Lobar Fall bi duñ ko nangu suñ ko defee dañ ko daj le maire s'est dit que c'est une cité waa bi des bourgeois que xalaatu fi carte électorale les lampes solaires am na ci commune bi yëpp amul cité Lobar Fall parce qu'il s'est dit que c'est une cité où j'ai pas d'électeur c'est une question de vie ou de mort arrêt bii du fi am ensuite duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg suñu kër yëpp toj na waxatuñu dara ñu jékki-jékki ñu indil ñu électricité ci biir koñ bi te ñoom wóor na ni ña nga jóge Géejawaay dañu waroon teggi 90 000 volts pareeguñu wëlbatiku en face buntu kër yi mooy oto yee ngeen di gis maire bi moo ko luyee parking pour lan pour 50 000 francs nga yàq noppalu yàq kii étude lu toll na cité parking bi nous allons par A ou par B nga xam ne dina fi jóge on va le déloger on est obligé bu guddi jotee ñu jël suñu doom yi ñëw leen ba ci néeg bi gën a sore pour xale yi mën a nelaw parce que bu biir setee dañuy jàng lii xam nañu warul nekk su dee fin de budget la ñu am bëgg lu ñu réagir nañu dugg ci cité bi xar nañu kër jàmbur yi yàq nañu mbedd yi gas nañu yëpp mais nañ ñëw ñu aménagé ko nawetu daaw ndox yi dafa dugg ba ci suñu biir néeg yi gën a sore saal yeeg fauteuil yeeg yëpp a yàqu am nañu maire mais xamuñu ko bind nañu dañu jaar diplomatiquement doxal suñu soxla gis nga émeute bi amoon xol yu tàng yu mel nii moo ko indi woon ñun nag comme li ma la wax on est des responsables dañu bloqué jeunes yëpp ñun on règle ça diplomatiquement donc nañu jóg ba lay ñaaw parce que c'est une question de rapport de force sonn nañ ci réunion dem nañ mairie ba sonn dem nañ sous-préfecture ba sonn dem nañ préfecture ba sonn maintenant c'est une question de rapport de force dinañ fa jóg si neexee yàlla bu ñu deful dara ñaari affaire mooy am nag dañu tëdd ñu jaar suñu kaw mu jeex dee benn yoon la askanu Louga rawatina ndaw ñi booloo nañu doon benn say fas yéene jàkkaarloog seen maire Moustapha Diop gannaaw bu mu jëlee benn wala sax menn bayal bi ñu dese woon ca place Yacine Babou daal di fay tabax ay cantine ñoom ndaw ñi loolu yi moom xel xalaatu ko te jar na leen seen bakkan des ci ngir daw ay jàppante sax moo tax préfet diwaan ba jël dogal kon daal di arrêté liggéey yi lee dañuy dem ci diwaanu Louga fekk fa Oumar Kayre. ay autorités sportives nan ay woy politique ànd ak ñenn ci ndawi dëkk bi ne duñu nangu benn yoon ñuy tabax ay cantine ci espace public bi nekk ci place Yacine Boubou bi faree ci wetu terrain basket bi di xamle sax ni lii équipe municipale bu Louga bi di def nii xel moom mënu koo nangu. fii ñu bëgg a def cantine ak terrain basket bi ñoo takkaloo imaginez d'ici 2 ans 3 ans ñu am un projet pour yokk terrain basket bi fan lañ koy yokkee bu ñu fi defee cantine mu jëlaat beneen emprise te ku xam Louga xam configuration place Yacine Boubou xam ne déjà ni meloon sax dafa xat. genre public la boo xam ne dafa nekk ci centre ville bi centre ville da ngaa waroon a réfectionné waat mais pas ñu koy def ay place di ko séddoo seen biir wala ñu koy jaay ñeneen. bu fekkee am nañu bokk ci mairie bi di défendre projet bi jàpp ne sax am na ab délibération conseil municipal bi Ibrahima Diop di ab conseiller ne déedéet loolu mosula am. argument bi ñu ma brandir c'est le procès verbal du mercredi 10 juillet 2019 donc PV bi li ci nekk mooy proposition le président de la commission Halles et Marchés defoon ay cantinisation yu ñu préparoon ci dëkk bi ak
construction manège bi nekkoon boulevard Abdou Diouf donc proposition yooyu fa la yem y a pas eu de délibération. ñoom ñii nee nañu li ñu bëgg du lenn lu dul rek liggéey bi ñu daat koy dakkal ba faaw. war nañu apprendre à respecter les gens au moins ñuy déglu nit ñi li nga xam ne moo leen bëgg ñu àndandoo ci ak yéen ñoom di ko doxal. préfet bi moom joxe na ndigal ngir ñu dakkalandi liggéey bi waaye collectif bi ne du yam fii ndax namm naa organiser ab marche ngir place publique bi ñu daat koy réhabiliter defaraat ko ba xar kanamam gën a méngoog jamono. Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm. Medina Salaam nekk ci commune Tànko ci diwaanu Sédhiou xonk cuur la def démb askan yëpp kon ñoo boole wàcc ci mbedd bi gàllooy sagar yi xonk cuur di ñaawlu jafe-jafe yi ñuy dund bu dee courant amuñu ko amuñu ndox mu làpp mu ñu naan kayitu juddi ngir nga am ko daal foofu nga daw safaak marwa gannaaw nag bañ ñaawlu taxawaay seen maire mi ñu ne sentiruñu ko askanu Daaru Salaam ñi ngay tàllal loxo njiital réew Macky Sall ngir mu gestu leen dañuy dem ci diwaanu Sédhiou fekk fa Lamine Bayo. Medina Salaam benn goxaan bi nga xamante ne bëtu Saalum département Bounkiling la nekk lu ëpp fukki dëkk yi nga xamante ne ñoo nekk ci tund jooju ñoo amaloon benn ndaje di won kanam askan wi jafe-jafe yoo xamante ne ñu ngi koy dund ndegam amuñu ndox mu sell courant kenn waxu ko tali bu baax pour dugg ci biir dëkk bi doon na loo xamante ni ñàkk nañ ko kii di El Hadj Mbaye moo yoroon seen kaddu gi. waa li xew commune de Tànko mën naa wax ne umpul kenn ci biir réewum Sénégal rawatina fii di département de Bounkiling population bi ñoo génn tey ak seen i jafe-jafe ak seen i ñaxtu ak seen i métit ak seen i ñàkk jumtukaay yoo xamante ni mooy mën a permettre à ce que ñu mën a am dund boo xamante ni dund mu mucc ayib la. ginnaaw El Hadj Mbaye jot na yëkkati ay kaddu jëmale ko ki nga xamante mooy jaraaf dëkk bi di Samba Sayande Diallo nee na métit bu ñu am yëpp moom moo leen ko teg. commune bi ni mu toll plus de 58 villages. amuñu forage benn fi nekk Satem la jot naa day information ne forage ba par population bi yéen a gis. ci ay teen la ñuy wëgg teen yoo xamante ni 60 mètres lay doon jigéen ñi pour ñu dem fa 4 heures du matin la ñuy jóg te ku ne xam ne ni heure boobu heure risque la néew na jigéen ji fi am doom joo xamante ni amoo doom ci kaw charrette li ko waral mooy ñàkk yoon bu baax li ko ñaaral mooy waral mooy ñàkk jumtukaay ba. ginnaaw loolu tamit lii di mbir mu kayitu juddu doon na loo xamante ne lu jafe la nga am ko fa te bokk na ci li nga xamante ne moo rëq-rëqal jàngoo xale yi. wàllu éducation ni ma ko waxee bu ngeen ko seetloo actuellement bëri na xale yoo xamante ni bàyyi nañ jàng te li ko waral du dara lu dul ñàkk jumtukaay boo xamante ni moo leen di permettre ñu mën a dem ci école yi. boo soxlaa certificat de résidence ay dizaine de kilomètres ngay def dem ba yegg fi nga xamante ni moom mooy ca mairie bi mën nga faa yendu suba ba ngoon jot doo gis kenn ku la defal certificat de résidence. askan yooyu wanewuñu dañoo tay waaye dañoo bëgg a wan ki nga xamante ne ñooy kilifa réew mi nañ xam ni que gox-goxaan yi nga xamante ne ñuy nekk. jëf kii di Lamine Bayo ñu ngi koy sant di ko gërëm canta di benn gox bu nekk foofee ci diwaanu Saloum ma ngay dund ay jafe-jafe li ko waral nag moo di ba ñu sancee dëkk beeg léegi amul lenn luñ fa mën a joxañ ne lii nguur mën ko mos a defal situation bu metti moom la ñu nekkee tax ñu boole ñoom ndaw yi dëkk bi taxawal ab fondation du ko ànd suqali canta dajale woon kon lu ci toll ak 1 million ak lu teg suñu koppar jëndee ko ay lampes solaires ngir mën a leeral seen dëkk boobulee dañuy dem ca canta fekk fa Alassane Ba. ci jur gu jéggi dayoo ci seen dëkk ñoom ñi bokk ci kuréel gi ñu duppee fondation ànd sukkali canta jënd lu toll ak fukk ak juróom-ñeent lampadaire solaire ngir leeral dëkk ba. li ñuy def yëpp suñu propre xaalis lañ ko defee suñu xaalis bu ñu génnee suñu nafa 1000 francs 2000 3000 5000 lañ génn dajale ko ba mu 1 million 500 ñu def lii nii dërëmu kenn newu ci du politicien du maire du préfet du sous-préfet dërëmu kenn suñ dërëmu ñun ñii ñoo ko bokk 1000 francs 2000 ba mat loolu ñu def ko ay lamp teg ay président commission pour ñu encaisser xaalis ci képp ku dëkk ci dëkk bi bu ñu defee loolu ñu am recette vraiment xaalis bu xaw a am solo ci la ñuy réaliser suñu poto lamp yi mu nekk 19 poto. tund wi nag bokk ci commune bu Dionik daanaka ca année indépendance ba tey nguur musu fay def dara muy lu ñuy naqarlu. ñun li ñu bëgg a xam mooy état bu Sénégal la ñuy wax ñun ndax ñun dañoo bokkul ci Sénégal wala ci lañ bokk dëkk bii di canta gisuma lu fi état def. yow boo xoolee xam nga gisoo ko. tali amu fi forage amu fi courant amu fi poste santé amu fi ku feebar fi ngay fajoo di nga dem 10 kilomètres wala 15 kilomètres pour nga faju courant bi gën a soxla ñu ngi ko jël di ko def ci ay commune yoo xam ne am nañ courant bu yàgg. ba tey ñàkk a gis seen bopp ci dige yi nga xamante ni politiciens yi ñu ngi koy def te mësuñ koy amal tax ñu leen di dànkaafu tey fàttali njiitu réew mi président Macky Sall ni jaaroon na ci dëkk ba. dañuy bàyyi ba élection jot ñu ñëw tourner ay oto
rey ñu ak wax ak coow digg seen digge dem seen yoon ñun léegi duñu xool benn politicien duñu toppati kenn di toppati kanam di daw di yooxu duñu ko defati président Macky Sall la ñu war a toog ci dëkk bi gis dëkk bi xam ne dëkk bi dara new fi mu ne na ngeen ma fal ñu fal ko bañ ko falee ba léegi gisuñu ko dégguñu ko jaaru fi yónneewu fi. fondation bi nga xamante ni li ko tax a jóg bokk na ci suqali seen dëkk ba ngir mu jëm ca kanam ñu ngi woo ñoom njiit yi ñu ñëw taxawu leen te saafaral leen seeni jafe-jafe ci li ñuy mën a teg gët wala ñu làmb daj. Canta Alhassane Ba Yaaya Gisee Walfadjri. jaajëf Alhassane Ba ñu ngi lay sant di la gërëm kuréel gi ëmb liggéeykat yi yëngatu ci wàllu géej gi ñu ngay yëglu seen i kàddu lañ yëkkati di ñaalu li tax jëfewuñu boobu ba léegi convention muy sartu bees bi nga xam ne ni moom moo tënk seen liggéey bi lee ñaari atu yàlla gannaaw bañ ko signé ak léegi boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar waaye dara yorakan mooy ndeyteefu syndicat gi ëmb liggéeykat yooyu lee am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. mooy yëpp dafa tënku ci biir convention bi. convention bi 76 moo waxoon ne marin bi 467 francs lañ koy jox dund. mu añ reer ndekki. ma rappelle keroog moo ko jëkkee wax. ci journée internationale des gens de mer Omar Gueye dafa dar gémmiñam daane il faut ma régler ce problème là rapidement parce que loolu c'est pas normal. am na ay armateurs yoo xam ni xam nañ ni que lii jaaduwul. yokk nañ mais lañ yokk lan la ay 800 francs. 800 francs wala 1000 francs nit mën na cee añ reer ndekki ci. mënul nekk nañu xoolaat affaire yi wax parce que man dama wax ne. boroom gaal bu jënd gaal def ci ay millions wu gasoil pour mu dem liggéey. ngaa bëgg bu ñëwee mu jural lu ëpp la nga ca defoon. saaku bu feesul du taxaw. marin ne géej bu ñu lekkulee dañu gaal gi day ñibbi. ay yu baaxul ay 140 000 francs 130 000 loolu mais nag ba ñu koy def convention bi en 76 baaxoon na mais léegi baaxatul parce que 140 000 francs da nga cee mën a dund fay ci luyaas jàngal ci say doom dafa mën a nekk loolu li ci gën a mooy seen liggéey staabulul mbilim la ci ñu dàq la yow daal sa nekk ci gaal gi sa contrat mi ngi dépendre ci bon vouloir kii wu commandant bi li ñu bëgg mooy convention bi dañ ko révisé waat nañ ñu woo ñu toog ñu xool les réalités actuelles ñu def ko ci biir convention bi marin buy liggéey gis ci boppam fayeeku ci salaire boo xam ne dana ci lekk naan ci jënd ci kër bu ko mënul am liggéey ba ban njëriñ la am li mu ratifié na ko appliqué yóbbu assemblée di ko ratifié pare doo ko appliqué ban njëriñ la am ñaari at annoncé nañ ko nag ñun même sur le plan international parce que vous n'êtes pas sans savoir que man dama bokk ci ITF ak sama yeneen camarades syndicaux avertir nañ leen et ñoom ils ont d'autres moyens de pression wax nañ leen ko pourquoi Sénégal mettre en jusqu'à présent ça tarde pourquoi on ne sait pas ñuy interpeller le ministre Alioune Ndoye bu ñu ko ratifié bu ñu ko mettre en application marin dootuñu waxati dara. ñu wax ci dogal bi nga xam ne njiité réew Macky Sall jël na ko wax ne Daaru Cubb des ko jëlee fële ci commune Jaxaay yóbbu ko fële ci commune Sangalkam militant ak responsable parti réew mi nekkee ca gox ba ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax nee nañu lu ñu yàggoon a ñaan la amaana tey ji la ko yàlla nangu Alla Samb mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. ñun sunu position lenn la woon depuis 2011 ba léegi ñu ngi koy xeex parce que ñun dañu boo am ay villages yoo xam ne ñun ñooñu meññ ku mel ni Kounoune Ngalaam Kounoune Kumak ak Kër Ndiaye Lo donc ñun loolu dañ mus a xeex bañ détaché wu ak ñoom kon léegi vraiment suñu 11 ans après lu ñu doon xeex ñu delloo ñu ko duñu mën lu saluer ko mooy ñun ñu delloo ñu ànd ak Kounoune ak Kër Ndiaye Lo ñu dem Sangalkam parce que déjà ñun dañ ko doon xeex depuis 2011 ba Malick Ba génn si àdduna jaxaay bi ñu ko doon andil dañoo xeexoon ne ñun bëgguñu dem jaxaay ñun Sangalkam lañ bëggoon dem ñu ëpp ñu doole yóbbu ñu jaxaay mais nag am na lu ñu naqari parce que dem nañ ba miinante ak ñoom parce que aussi ñu am ay relation ak ñoom kon loolu daf ñu ci doon métti mais nag ñun li ñu bëgg mooy ñu boole ñu ak ñi nga xam ne ñoo ñu meññ muy Kounoune ak ay Kër Ndiaye Lo que Daouda Sarr ñu delloo ñu fu ñu jëmoon ñun loolu moo ñu gënal mais nag dem Kër Massar moom dee moo ñu gën. juróom-ñetti weer gën gaa bari moo des si jamono bokk moom lii lee tax candidat yi tàmbale woon seen bopp gannaaw Barthélémy Dias tey jii Mamadou Dione mi njiital ko sek moo ay ci lëf kii dafa profité ci benn meeting bu mu doon amal fële ci Dias daal di samp na dem wax ne yéeneem ak bëgg-bëggam mooy ngardaaju mairie Dias dañuy dem ca Dias fekk fa Thierno Daf. Mamadou Dione directeur général bu COSEC nee na am na yéene samp ndëndëm ngir jiite mairie bu Dias. li ngeen fi wax yëpp mooy mbébét bi mooy ñu jël mairie ñu jël mairie su ma nee ñu jël mairie bi du Mamadou Dione gestion collégiale la wax. si ana lan mooy mbébétam buñ ko falee ci boppu mairie bi faram-fàcce yi ak moomi neen di Mamadou Dione. fu mel ni Kanda jàmbat ngeen fi problème mu ndox dëgg la état mu ngi def jéego yu rëy KMS 3 gis ngeen ko. ndox mi gën a egsi à travers SONES à travers Sen'Eau waaye laata loolu di egsi yan jéego la ñu mën a def pour soulager les populations loolu mairie waru ci xaar état. Mamadou Dione fësal na tam
mbégte gi mu am ngir bokk ci mim réew rawatina dëkk ci commune bii di Diass. politique boo ko deful mu def la lam bi golo ku jóg daanu lam bi golo boo bërewul golo yi bëre daam sa kaw kon booy seetaani lambu golo même boo solee costume wala sabadoor jiitalal ngem moo gën a wóor bu la golo yi bëggee jommal nga sumi costume bi bëree ñëw. Sénégal defe naa ne du dëkk bu ndaw dëkku Seydi Hadji Malick Sy dëkku Sëñ Touba dëkku Baye Niass dëkku Limamou Mahdi dëkku Cardinal Thiandoum dëkku mag ñu baax ñëpp dëkk boobu dëkk bu ndaw kon jiite ko rek sag la ji bokk ci ñi koy doxal rek sag. ndaje mu yaab bi ñu yëkkati woon ngir fësal sampum ndënd mi mu ngi amee woon ci dëkk bii di Ngam jegeyoo torop ak dëkk bii di Diass. Mbour Thierno Daf Walfadjri. di jéegu rek ci gàllankoor yooyu lee njiité réew Macky Sall taxaw na kon ngir dekk la tournée économique yi mu doon amal ci biir diwaan yi lée ñaar fukki fan ak juróom-ñett jàpp fanweeri fan benn ci weeru mai ci la fas yéene dugg ci àll bi Meissa Babou di ko xam ne ni xam-xam dama ci wàllu koom-koom ne jafe-jafe askan wi dund taxu koy jukk élection mairie yi ñu jëm moo ko ñor képp la mu diggoon daal ci tournée bi mu fi jëkkoon amal mi ngi di tege te ba fii defu si dara Meissa Babou ne li ko metti rek mooy àll réew mi mu bëgg yàq kon ci tournée boobulee Meissa Babou ñu teewlu ko ci téléphone Pierre Edouard Faye. damaa jàpp ne def na ko ñu amoon nañ ci yaakaar nag de wax dëgg yàlla parce que xam nga su jógee dem ànd ak toute la république ministre des sous député des sous responsable képp ku mas a nommé rek taal nga oto dem dëkk ba day fees del dañuy am sax ay problème yoo xam ne soo demee ci yenn région yi amuñu fuñ dal dañuy àbb ay këri jàmbur man xam naa ci dara mais loolu bi mu amee aussi mu ne damay toog kaay leen waa dëkk ba ñëw ñu daal di def seeni réunion mu wax a digee après dem daal di dem amul ci benn dige boo xam ne ci benn région daanaka gis nañ mu am benn sax début d'exécution ma jàpp ne kon xëy na daal dafay politique man loolu laa gis parce que xam nga fi mu ne nii fi ñuy jëm nii ñu ngi jëm ci ay élection donc élection yooyu ñu jëm élection locale yi xam naa ne fii ak juróom benn weer yi ci des dana fexe ba fu ne mu tax digaat leen waxaat leen pour que xëy na ñam àndal foofu wala nit ña daal di koy fekk si daal ba nga xam ne moom dana mën a gagné ci ay naxaate man la ma metti dëgg moom mooy xanaa alal ji ci dem ndax xaalis bu bari la vraiment xaalis bu bari la loo xam ne nii wax dëgg yàlla mënoon na ñàkk daal lañ ca dépensé ak lañ ca digg te du ci am daal man jàpp naa ne jaru ko mënoon na nag dem def meeting am ñibbisi waaw loolu moom kenn mënu ko bañal loo xam ne nii xëy na wàllu politique am la mais dem di diggee daal vraiment man loolu moom ma ci xaw a metti ak dépense xaalis bari bi daal. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Meissa Babou ndaje mi leen ci njiital réew Afrique doon amal fële ca France yi njiital Emmanuel Macron doon sax kon ñu bàlleel bor bi nga xam moom lañ leen ameel Mor Kane di député diaspora féete ci Europe du Sud dafa jàpp ne loolu yi gàcce la ku rëy war a doon ci sunu njiital réew yi lee France bu doon rôle Afrique du exister bon dafa rafetul suñu réew yi kon di daw ci ginnaaw tubaab yi di leen maajal ngir ñu bàyyi leen seen i bor gannaaw loolu moom Mor Kane àdduna ci wàllu émigration bi nga xam ñu ngi koy nemmeeku jamono ji ci diggante Maroc ak Espagne Mor Kane ñu teewlu ko ci micro Omar Kayre. suñu président africain yi rek ñoom ñoo échec seen politique d'immigration ndax ndaw ñi seen jëmi bopp nañ leen waroon a téye bu ñu leen téye woon tey benn ndaw du génn réew mi ndax Afrique am na lépp ndax suñ ressources yi fi nekk tey buñ ko exploité woon tey ndaw yëpp dañ mën a am ay xëy des ci biir réew mi waaye bu fekkente ne lu ñu soxla Europe la ñuy dem ndax boo gisee sommet bi am France démb ñu ne dañoo bëgg a de redresser plan économique de l'Afrique ndax crise sanitaire bi xew Europe ci jëmi boppam ma ñuy dem di ko laaj xel ak xalaat Europe la koy suuxat ak la koy dundal fii ci ñun lay jóge ndax boo xoolee ci suñu réew yi fu mel ne Niger uranium am na fa France yi ñoo ko exploité soo demee fu mel ne Côte d'Ivoire kawsu bi gën ci àdduna bi ñoo ko yor nga ñëw Sénégal le meilleur phosphate New York 4 tonnes 500 par at ñu di ko génnee ci mine or bi nga xam ne bi moo nekk Kédougou Sénégalais yi gisuñu seen bopp ñu ne pétrole feeñ na fi zircon feeñ fi depuis l'indépendance bi léegi gaz bi ne fi ñu di ko exploité tey suñu njiitu réew yi dem ba France taje fa ak Union européenne ñu toog
ñuy naan dañu bëgg ku leen baal seeni bor nañu xool la waral bor yi ak bor yi la fañ leen lay taxoon ñu jox leen ko ndax def nañ ko ca wala defuñu ko ca defe naa gàcce la tey France di leen jox leçon naan leen ñun la ñuy développé ci yéen lay jóge di ñëw ci ñun yaakaar naa loolu kenn ku nekk ci ñoom gàcce la ci ñoom. ñaawteef yi réew Israël di def jëmale ko ci réewum Palestine Alliance pour la cause palestinienne di kuréel gi taxaw di xeex ngir Palestine mucc ci musiba yi ko yow di tekk yëkkati nañ kon seen i kàddu di saako ci mboolem réew jullit ñi ñu dëddu bépp produit boo xam ne ni ma ngay bàyyee ko fële ci réewum Israël gannaaw ba ñu ñaawlo pattiral gi nguur gi wane ci mbir mi imam Makhtar Kébé ak ki ñoom ñu ngay daal saako ci waa cour pénale internationale ngir ñu ubbi ci mbir mi ab dossier Pathé Mbeng Ibou Guèye reportage. Palestine ña fa ne ñoo ngi faatu jàkkey lislaam ju mag jooju tudd Aqsa moo ngi woote wàllu. lii mooy ay kaddu yuy wane seen ñàkk ànd ci tolluwaay bay am foofee sa Palestine Alliance nationale pour la cause palestinienne di ab kuréel goo xamee ne que la ñu bëgg jamono ji moom mooy bokk xeex lépp lu aju ci wàllum injustice ba ñu jàpp ne moom mooy am foofee sa diwaan bu Palestine ñoom ñëm bu kuréel bile di wax ne nguur ak Sénégal la ñu war a def jamono ji moom mooy dëggal seen bopp ngir wane seen ak ñàkk ànd ci wàllu wi waaye it ñay yëngu ci wàllu yoon war na noo teg ay daan état bu Israël imam Mokhtar Kébé membre bu cellule de communication waaye te bokk ca ñay yor wàllum organisation ba. ñoo ngi sàkku ci réewum Sénégal mu taxaw taxawaay bi nga xam ne moom la war a taxaw. noo ngi sàkku ci cour pénale internationale mu ubbi loo xam ni day topp njiitu Israël. Imam Mokhtar Kébé ba tey ji ñëwaat ci appel bi ñuy lancé ngir ñu boycotté lépp lu jóge ca Israël. di appelé adduna bi yëpp di leen sàkku ñu dogoo ak Israël ci am njaayam ay produits am bu nu sañoon duñu ko seen ci sunu réew. Arfan Diouf di kiy jiite kuréel gile di woo kilifa diine yi ak umma islamique bi yépp. maa ngi invité sunu mboolem kilifa diine yi ak ñépp ñi nga xamante ne àdduna ci cause Palestine bi. ANCP di woy ba tey di ñaawlu seetaan bi communauté internationale bi di seetaan coow li dox ci diggante Israël ak Palestine depuis 1948 ña bokk ci kuréel gile di woo askan wi ak ñi nga xamee ne que yoon moom mooy li leen tënk ñu ñëw bokk ci rassemblement ba ñuy amal ngir taxawu waa Palestine. donte dañ koo taamu ngir mën a xeex lépp lu jëm ci wàllu embouteillage yu bëri yi am fii ci Dakar waaye deux roues yi muy scooter yi la ñuy rey ci ay doomu aadama ci tali bi daanaka kenn xamul nu mu toll mënu la toog benn bés boo déggul ab dawalkatu moto bu accidenté ba jaare fa ñàkk bakkanam bu ñenn ñi joxañi ab baaramu tuuma sa foor woote yi ne léeg-léeg ñoo leen di yóbbee musiba yu ni mel ñeneen ñoom dañu jël lépp daal di koy wékk ci borom moto yi lee Serigne Gueye Ibou Gueye reportage. l'accident yi scooter yi di gën di bëri ci ndakaaru bés du jàll te dégguñu ab jakarta wala ab scooter bu mbëkk wala bu ñu mbëkk muy mbir mu tiital dawalkati moto yi ñu dajel. dañuy tiital parce que man mi di wax ak yow def naa 2 chocs mais bon ça va sant yàlla quoi mais xam nga tamit bon lu war a ñëw tam day ñëw. parce que xam nga gars yi dañuy kaas waaw xam nga dañuy war di may vent boo xamante ni comme boo demee autoroute tey xam nga gars yi bu ñu tali oto yi dañuy nekk 3 rangs la ñuy nekk suñu nekkee 3 rangs milieu bi ñun moto yi ñoo ko moom. mais parfois nga gis benn oto boo xam ne day génn nii rek bu génnee day dal sa kaw nga dal ci benn oto sa bopp bu fekkee solo kas comme man ni ma def nii tey waaw sa bopp mën na toj. scooteram la lay di amalee coursam yëpp mu ñuy nettali ab l'accidentu moto bu mu fekkee woon. man démb rek gis naa ci benn toog boo xam ne nii VDN métti na trop benn jakarta waaw dama ñëw rek ci laayam nii quoi. sappoon ñoo ko jël yëpp quoi xaw ma ndax mujjee nag métti na trop wax dëgg yàlla. ana lan nag moo waral yile l'accident yile dawalkatu moto di ñu xamal ni. mu gën a xatee ñun fu ñu suñu bët may moom dañ fay dugg. moo tax may wax ne gaari nga war a ci yoon. waaw parce que affaire tamit boo xatee rek da ngaa war a jàll rek. am na ñoo xam ne léeg-léeg parfois romb bu ñu leen romb du leen neex xam nga. altine bii ñu weesu rek ab accidentu moto am na ca yaraax fi tolloo ak pont wu cafétéria mu di mbëkkanteb benn moto ak benn oto particulier ñaar ñi yéegoon ci moto bi ñëpp a ñàkk seen bakkan. jërëjëf Serigne Gueye ñu ngi lay sant di la gërëm série wala téléfilm doon lu xew jamono ji tax ndaw yu bare daw soobu si yaakaar ne xaalis bu bari moo ci am waaye artistes yi ci nekk yàgg ca lool ña ngay xam ne liggéey bi dundalu leen kon ndax lu ëpp ñeen fukki at ñu ngi ci waaye amul lenn lu ñu mën a dut baram ne lii aarat bay leen ko may Ndiaké Mbaye Mami Kanti reportage. ab diir mu ngi nii ñu seetlu ne ndaw yépp dañu jug jëm ci cinéma surtout ci série yu yees yi muy mbir bu ñetti yëf waral. waa est-ce que du chômage bu bari bi moo tax ñoom ñëpp ñu ñëw bëgg a da nga am emprunter les métiers donc d'acteur comédien wala boog est-ce que du dañu bëgg a siiw
et bon ñeneen ñi aussi peut-être dañ ko bëgg a def tremplin. Mody Fall ak Laxat Fam di ñaari acteurs yi ñu dajal di ñu xamal ne jouer ci série yi taxuta am lu ne gàññ. fayul nag bu dee pour man aar bi fayaguma man. da nga ci bëgg a tedd ba yor lu ne gàññ kooku day gaw ma ne liggéey yi ñuy def fii Sénégal ak série yi mënul tax nga àgg ci parce que xam nga yow te le dis à connaissance de cause parce que métier bi 40 ans ngi nii maa ngi ci yëngu te mënuma la ne métier bi may na ma kër gu ma moomal sama bopp. moonte daje bi ñu dajeek ñoom tey doon na ab porox ndol ngir ñu xamal ñu ne Sénégal siiw du fi jàmmi boroom. bu la yàlla nattoo nga nekk célébrité ci lay gën a metti parce que duñ la baal dara mais moytu rek waaw moytu xam bu baax fooy teg sa tànk xam bu baax looy wax je pense que loolu moo ci ëpp solo. bari na lu ñuy mën di yàq seen der wala lu ñuy mën di maanaam jël seen image di ci teg sax des fois loo xam ne lii amul. ndaw yépp bëgg a doon ay acteur ñàkkum liggéey am ci cofeel war a bëgg a siiw lim bi gudd na loolu ngir wax lu waral lu ni mel wante ni ko Mody Fall waxee ngir doon acteur faaw nga bëgg cinéma. jërëjëf soxna Ndiacké Mbaye ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu la ci la ñuy tàbbise yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna yaay Adama Diallo ñu ngi may xamal ne loolu yi kon yembul daañu ci jël incha allah rabbi ci suñu yeneen i jotaayu xibaar dalal Abdoulaye Bopp mu dikk ak ñun ci li ci yéene kay yi.